asalaamaaleykum mbokk yi xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. bokk na ci li ci nar a gën a fës lu jëm ci law gu muy law mbas mile ak itam la nga xamante ne moo jëm ci wàllu tere yi ñu kilifa yi daal di jël bokk na ci préfet yu département wala boog yu région yu Thiès ñoom itam daal dinañ jëlub dogal lépp lu jëm ci wàllu marché yi dina ubbi bu juróom-benn waxtu jotee tëj juróom-benn waxtu ci fajar jotee tëj juróom-benn waxtu ci ngoon. noone lañ ko daal di xamle dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dogal boobu itam daal dina am ab njeexital gu am solo rawatina ci way jur yi foofee ca Mbuur ñoom nag mënuñu dëkk loolee ndaxte la ëpp ca ñoom ci guddi gi la ñu doon foraatu astus lu ñu daal di yóbbu ci seen njaboot yi loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi mbas mi itam moo ngi gën di alawti ko foofee ca diwaanu Thiès ak gox-goxaatam yi dinañ ci ñëw dinañ àddu itam ci njàng beeg njàngale bi waa ko si def jàpp ne nag nguurub Sénégal moo war a jël ay matukaayam ngir rek daal di fexe xool ananees lay def ba daal di fexe njàng beeg njàngale bi jaar ci yoon dogal yi mu ci war a jël bu fekkante ne nag dañ ko war a tëj loolee ci nguurub Sénégal lay dépendre wante nekkul ne organisation yi wala ñoom ñooy daal di yëkki yooye kàddu ci boobu jamono itam UNICEF moo ngi dànkaafu nguur yi jàpp ne nag nañ def seen kem kattan ngir rek daal di wéyal njàng beeg njàngale bi bu ñu fexe tëj l'école yi loolee du xalaat UNICEF moo ko daal di xamle di ko sàkku ci gouvernement yu nekk ci àdduna si ndaxte gis nañ ne nag loolee amut lenn lu muy daal di jur lu dul lu jëm ci wàllub njàng bu deltu ginnaaw loole dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi li ni mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaanee bokk na ci mbas mi ak ay loraangeem lu jëm ci wàllub l'école googee ci 88 lay doon 628 98 98 biti réew 33 841 22 33 ki leen di Alassane Thioune moo fete ci xarala gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mboolem suñu bànqaas suñu lëkkaloo xibaar yi nu ñu leen ko waxee tey yemboo ko fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier atum 2021 xibaar yi ñu dooree ko ci dogal ya nga xamante ne préfet yu département yu Thiès daal dina ko jël di Moussa Diaw moom itam ak naataangoom nga xamante ne moom moo nekk Mor kiile di Makan Mbeng nekk département bu Tivaouane ak seen naataango itam bu nekk ca département bu Mbour di Mor Talla Tine ñoom ñëpp ñoo bokk maase génne ku nekk arrêté ba nga xamante ne nag day tere day wane waxtu ya nga xamante ne moom la ñuy ubbi marché yi ak yuñ koy tëj ñoom ñëpp nag ñoo bokk maase jàpp ne nag marché yu nekk ca Thiès ak li ko wër ci région bi maanaam bu juróom-benn waxtu jotee ci fajar cuy lay daal di ubbi tëj bu juróom-benn waxtu jotee ci ngoon bu ñu julee takkusaan boo noppi. loolee nag lu jëm ci wàllu marché hebdomadaire yi jàpp nañ ne nag dinañ andi yeneen arrêté yi nga xamante ne moom mooy ngeen baal ma àddu ci fànn boobule jàpp ne nag lii la di sous-préfet yi nekk ci arrondissement yi ak yitu commissariat central yi ak lu jëm ci wàllu compagnie gendarmerie ñoom nag ñoo ngi sàkku ci ñoom ñu jël pour dogal ngir rek daal di matale la nga xamante ne ci diwaan bu nekk dogal boobee nga xamante ne préfet yi daal di nañ ko jël ngir rek daal di fexe lépp lu jëm ci wàllu law gu muy law mbas mi le mu deltu gannaaw. dogal googee daal dina am ab njeexital foofee ca Mbuur rawatina ci way jure ak jigéen ñi nga xamante ne ci ngoon si la ñu ëpp lu ñuy suturlu lu ñuy foraatu ngir rek daal di yóbbu ci seen njaboot yi loolee nag gis nañ ne nag arrêté yi nga xamante ne jël nañ ko foofee ca Mbuur bokk na ci tëj li la di quai de pêche yi site transformation yi ak yenn marché yi dina andi gàllankoor bu baax a baax ñu dem ba Mbuur fekk fa Moustapha Sall. naqar gu mag a mag moom la ñu gis ci ganamu góor gi nga xamante ne moom jaaykat la yokk couvre-feu bi bett na ko lool mu mer ba futtu yokk ca jaaxle. dañuy def rek lu ñu wax parce que ñun waaye bu ñu bàyyi woon ba 10 heures wala 11 heures moo gën même bu ñu ko defaatee ñu def ko ba 10 heures ndax ñu mën ci fortaatu dépense. maa ngi nii di muut te man mag la 72 ans maa ngi nii di muut te mënuma gaawal ci feebar laa jógee kër ga de bugg a tas ma ñëw pour fortaatu dépense léegi nag lii ñuy def nii wax dëgg yàlla feebar bi moom yàllaa ko indi yàlla rek moo ko mën a jeexal ñi ñaan yàlla mu jeexal ko wante lii dafa metti ñii ay dawalkat lañ di ay taximan ñoom daal yàkkamti nañoo lool wax suñu micro ngir rek wax li leen naqari yi. maa ngi ne garage sama oto mi ngi nee ma joxe boobu ba léegi mënta daw
ki ma ko jox sax xam na yàlla xam na ne moom moo koy fanaanoo. mais moom moo ñu war a may liggéey. waaw mais Macky nag moo ñu war a dimbali nag grand bi. dëgg ne dañoo sonn wax ko loolu. waaw ñun dañoo sonn quoi. ak couvre-feu bi jeexagul mais gars yi sonn nañ nag quoi Macky Sall daa war a dimbale nit ñi ngir yàlla yonent bi nit ñi heure bii lañ mën a liggéey mën a am wërsëg mën a yóbbu seen kër yi dépasse nit ñi dépasse la ñuy daw de dawatuñ dara de borom yi njaboot lañ mais lii nii arrangé wul nit ñi arrangé wul. couvre-feu bi nga xamante ni yokk nañu ko ñii di ay boroomi njaboot ñoom daal mënuñu ko wanaasu ndaxte ci guddi gi lañ doon liggéey di ci def ay njaay yu sew ak yooyu ngir mën a am lu ñu yóbbu seen i kër. sonn nañ de Macky Sall de war nañoo dimbale wax dëgg yàlla ndax ñun dañ daan jaay di fanaan di yóbbu suñuy doom fi ne nii ndekki sax daf ñuy tën nañu dimbale nag ngir yàlla. ñu yëguñu woon ne couvre-feu bi jeex na buñ ko yëgoon xam ne lii métti na correspondance lañ jox ba fii xam ngeen Sénégal métti na sonn nañ Macky Sall dimbali ngir yàlla sonn nañ lool ba ca kanamu yàlla. man reer laay jaay yor ci njaboot bi ci laay joxe dépense ci laay añ ci laay reer ci laay ndékki te maa ngi nii jaayatuma dara sama doom yi amuñu lu ñu dundee sama jëkkër gaañu na maa yor sama bopp Macky Sall dimbali ñu ngir yàlla sonn nañ baadoo lañ sonn nañ. tey ji seen naqar wilee préfet bu Mbour ñëw na nag daal di génne ay bataaxal di arrêté daal di ne fu juróom-benn waxtu jotee rek lépp luy quai de pêche wala site de transformation wala marché fii ci diwaanu Mbour dañu koy tëj dimanche moom kenn du liggéey mu nekk lu metti lool Moustapha Sall fii ci Mbour ngir Sud FM. ci région bu Thiès la ñuy des dem ba ca Fandène foofee maire ba di ministre directeur de cabinet bu président de la république di Augustin Tine moo ngi sàkku ci képp ku nekk fa ñoom mu daal di fexe fonk la nga xamante ne moom moo jëm ci tegtal yu bàyyeekoo kër docteur noonu itam ak ay àndanoom la ñu fas yéene ànd ak caravane daal di ñax askan wi ci loraanga ya nga xamante ne mbas mi moo ngi ko fay def Thiès Babacar Ndaw. tolluwaay mbas mi ci Sénégal rawatina diwaanu Thiès bàyyiwul commune bi di Fandène rawatina fan yi ñu génn tax na jaraafu dëkk bi yëkkati kàddoom ne na ñëpp jël seen matuwaay docteur Augustin Tine maire de Fandène. li fi xew ci jamono yi nga xam ni moo lëmbee àddina suñu région am ci wàll bu metti suñu commune mos ci aussi ma bëggoon ñu wax ci ñu seet doxileen bi nan lañu koy def parce que fi mu ne nii yëf yi doy na waar metti na lool ma bëggoon ñu waxtaan ci comportement yi ñu war a am te yàlla def waa kër docteur joxe ci ay tegtal yu wér. moom ministre directeur de cabinet politique bu njiitu réew mi yamu si tey jii mi ngi ñaan. waruñoo jegewoo maanaam suñu diggante ak suñu morom war na ëpp mètre bu demul ñaari mètre te masque bi war nañu ko sol bu baax a baax. te ub bakkan ak gémmiñ war na ñuy raxas suñu loxo ndox ak saabu wala ñu jël gel bi pour nettoyer loxo yi gën a fagaru war naa jot li ma bëggoon mooy ñi nga xam ni dañoo waajal ay xew ñu may ñu dandal ko ba ci kanam ba feebar bi may ñu mën koo def bu ma sañoon dajaloo yi ñu bàyyi ko te gëm naa ni bu fekkente ni wër na la ni boo organiser cérémonie say xarit say mbokk sa am di jàmm dinañu ñëw mais dina am ku yóbbaale feebar bi ba yàlla yóbbu ci bakkan loolu jar naa seetaan. jaraafu commune bu Fandène yamu si ab docteur la naam tax nag tey ji équipe bi ko fas yéene jàppale si sensibilisation bi dinañ jël ay jumtukaay dem fu nekk si biir commune bi xamal askan bi tolluwaay jàngoro bi waaye ku nekk jël sa matuwaay loolee sax jëmmal nañ ko si fi nga xamante ne moom mooy hôtel de ville bu Fandène Babacar Ndaw Thiès Sud FM. bàyyi ko Fandène dem ba ca département bu Tivaouane foofee ca Ngaye Mékhé gis nañ ne itam commune boobee lu ëpp ci mbas mi la daal dina fi alawtikoo ndaxte ci ñaari sumb yëpp ñoo ngi fa daal di xayma lu toll ci juróom-ñaar fukki nit ak benn ya nga xamante ne am nañ mbas mi li ci jamono si le nag lii la di waa service d'hygiène ñoo ngi fay wàcc ngir rek daal di fa pompe ñaaxale askan wi itam ñu daal di moytandiku baax a baax mbas mi li Tivaouane Babacar Sow. ñaareelu sumb wàllante bu tar bi am ci feebaru coronavirus ca Ngaye Mékhé benn commune bu nekk ci département bu Tivaouane ñu nemmeeku ni juróom-ñaar fukki nit ak benn am nañu feebar bi ci ñaari sumb yi service départemental bu yore wàllum hygiène taxaw tembe ngir faagaagal feebar bi law bi muy law ci dëkk bi ba tax sax sous brigade d'hygiène bu Mékhé pompe mbedd yi mag ci biir dëkk bi marché bu mag bi ak garage itam daan nañ fa def lu ni mel di loo xam ne lii lawal nañ ko bëkkul ak riso adjudant
Pathé Baldé jëwriñ ji nekk ci bopp sous-brigade d'hygiène bu Mékhé. si deuxième vague de contamination si corona bi dañoo jotoon digal si suñu kilifa yi nekk ci kaw si niveau central colonel Maodo Malick Diop joxe woon digal pour ñu xool yan activités ñu mën a def pour xeex mi mën a génn Sénégal brigade d'hygiène bu Mékhé def nañ activité boo xamante ne mun ñu wax désinfection pomper marché yi gare routière bi ak tali yoo xamante ne nit ñi dinañ fa dajaloo ci biir ngaay ci dëkk bu ñuy wax Koul ak dëkk bu ñuy wax Riso. su weesoo opération yooyee ñu ngi doon dugg ci kër itam di waxtaan ak askan wi waaye itam di leen yee ñu war a taxawee ci sàmmonteeg digle waa kër docteur adjudant Pathé Baldé di dellu soit ci tegte li nga xamee ni joxe nañ ko ci takk masque bu yemb rawatina raxas yoxo yi. am na aussi ak activité ñuy wax VAD maanaam dugg ci biir kër ñi di wax nit ñi di ñaax nit ñi pour vraiment toppatoo wàllum solo masque bi ak si xeex masque bi daal si gàttal sol masque bi correctement mu takk masque boo xamante ne day muur sa gémmiñ muur sa bakkan am na ñoo xam ne da nga gis ñu wàccee masque si suuf te alors wax dëgg yàlla jaaduwul nit ñi nag ñu wàññi ndaje yi surtout boo xoolee jamono bi wax mbas baa ngi fépp si réew mi région yëpp am nañ même boo duggee si oto takkal sa masque correctement boo wàccee oto bi boo yeggee ca kër ga boo duggee kër ga rek raxasul ndox ak saabu bala nga àgg ci jaboot gi waaw moom daal vraiment moom la ñuy ñaax nit ñi que yàlla musal ñu si mbas mi. Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokk yéen fii ci Mékhé pour Sud FM. ci mbas moome itam la ñuy des ba nege ni association sénégalaise yu ëmb médecin yu yëngu ci wàllub urgentiste ñoom itam ñoo ngi sàkku ci mboole sem ñu yeewoo ci réew mi ñu daal di fexe taxaw fàggu ngir rek xeex lépp lu jëm ci wàllub mbas mile ndaxte gis nañu nag yëf yaa ngi gën di alawtiku diggante Ndakaaru Thiès Diourbel Saint-Louis jàpp Kaolack loole am na ñooñ ña nga xamante ne jot na leen a faat ba tax rek faw ñu daal di wëttandiku baax a baax lu jëm ci wàllub ndajaloo yi ak xat-xat law yi ñoom nag ñoo ngi sàkku ñu daal di solub masque nu mu waree na muur bakkan muuru gémmiñ loolu itam fexe lépp lu jëm ci wàllub loxo yi ñu koy raxas mu set am ay gel hydroalcoolique association bi ëmb lii di Sénégal médecin urgence si ba léegi ñoo ngi sàkku ñu fexe fonk lépp lu jëm ci wàllu pour dandante bi bu fekkee mun naa nekk ñoom nag jàpp nañ ne loole buñ ko defee dinañ mucc bu baax a baax ci mbas mile ba jamono bi nga xamante ne dinañ ci am ab vaccin ba nga xamante ne ñëpp dinañ ci mën a sukkandiku ngir rek daal di xeex lile ñoom itam ñoo ngi ciy toftal ne képp ka nga xamante ne da nga am ay métitu bopp yu tar lu ci wàllu sëkkat yu tegaloo lu jëm ci bakkan yuy sotti ak itam ay méttitu yax ak yu demee noonu le wala boog yëgatoo luy xeeñ wala boog sa cafka làmmiñ dafa mel ni yëgatoo nu mu waree amay biir yu daw bul am kersa nang leen woo ci 15 15 wala boog ci 19 19 ngir rek ñu mën la saytu nu mu waraay laata beneen loraange di ci tegu ci benn communiqué lañ ko daal di jaarale yëgali ko askan wi mbas moome la ñuy des am na ñuy ruumandat ay fan a ngi nii ne dañoo war a tëj l'école yi ngir rek daal di wattandiku mbas moome waa COSYDEP ñoom itam daal nañ ci àddu jàpp na nag loole ci dogalu nguurub Sénégal lay doon moom moo war a jël boobee dogal ak nu mu mënti demee ñoom itam ñoo ngi sàkku ci nguurub Sénégal mu fexe lépp lu jëm ci wàllub mesure sanitaire yi ci l'école yi ñu daal di ko fonk ngir rek daal di wattandiku baax a baax li ne mel Cheikh Mbow moo nekk directeur exécutif bu COSYDEP ñu teewlu ko ci micro Adama Ndione. xam nga dogalu tëj l'école wala tijju ko même bu fekkee ni situation bi ñu nekk bëri na ay jafe-jafe ak tiitaange ki ñu ko jagleel mooy président de la république moom mi nga xam ni jàpp nañ ni wax nañ ni moo ëpp ci li mu am ci information yuy jóge ci waa kër docteur waaye it gëm nañ ni li nga xam ni moom la askan wi di wax moo ngi koy dégg donc laaj bi ñuy laaj dafa gën a dëggu nag bu ñu gisee ni moom président de la république woote na couvre-feu kon dafa mel ni situation bi doy na waar ñu boole ko waa kër docteur liñ ne war nañoo fexe ba aar mag ñi waaye it seetlu ci terrain bi que loolu waa kër diglu woon ci l'école yi matewul fépp loolu moo ñu war a yóbbu nag ñu jëf lu jëmm luy wane ni boo jëlee Sénégal def ko ñeent xaaj benn xaaj bi fi ñu nekk muy l'école danañ ko gën a jox fulla ba nga xam ni mbas du jaare ci moom kon nag bu ñu gisee ni ñun école bi moom tëjagul COSYDEP dafa ne kon li nga xam ne moom la ñu war a laaj tey te war cee pousse nguur gi mooy ñu fexe ba nga xam ni mesures yooyu ñu jël dana ànd ak gunge bi ñu war a gunge école ndaxte école kat laaj na ñu gën koo jox doole ba nga xam ne lu ñëw du ko daan waaye it laaj na que suñuy doom surtout ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci ay famille yu gën a néew doole ñu bañ a nekkati ñu ñuy fàtte comme ni ñu leen fàtte woon ci première vague bi kon nag nguur gi lañ koy laaj mooy fexe ba école bu ne mu jiitu ci fexe ba matériel bi leen di aar mat góorgóorlu yëpp ci ba nga xam ni dispositif sanitaire bi maanaam cet gi nga xam ne moom la mbas mi du laaj mu mat ci école bu ne dafa bloc sanitaire mooy gànnuwaay waaye it fexe ba nga xam ni xale yi bu bëree ba bëri ñaar la ñuy toog ci
portable baax même bu ñu waree indiwaat système mu flux ñi jàng suba ñu jóg ngoon dooleel ko nag ak lépp loo xam ne jóge nañ ko ci xarala yu bees yi loolu bu ñu ko defee nag askan wi danañ mën a ñëw accompagner ci loolu ñu tuddee seen comité participatif de veille ñu jàpp daal que situation bi ñu toll laaj na ñu gën a aar l'école bi aar élèves yi aar enseignants yi ndax bu ñu ko defee danañ ci gañ a ñaari yoon benn mbas ma du jaaree ci ñoom waaye ñaar ñoom kat bu ñu xamee lépp leen war yëkkati askan wi conscientiser famille yi kon nag l'école au lieu mu nekk problème mën naa sax far nekk source de solution. ci coow loolee nga xamante ne ñoo ngi koy ruumandaat ba néega nii daal dina egg ca UNICEF di kuréelu mbootaayu xeet bi nga xamante ne moom mooy yëngu ci lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi ñoom nag ñoo ngi sàkku ci gouvernement gi ñu daal di fexe lépp lu jëm ci wàllub béréb yooyu ñuy jàngale ak fay jànge condition yi nga xamante ne dañ ko fa war a def ñu daal di ko fa def maanaam teg fa ay bërëb ya nga xamante ne dañ fay raxasoo sol itam masque ak loolee lépp nañ fexe nguur yi daal di ko motal UNICEF moo daal di xamle li ni mel jàpp ne nag vaccin bi bu fekkente ne vaccin bi egsi na faaw ñu daal di ñàkk ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi loole doon na la nga xamante ne mënta ñàkk ci mbas mile bu ko defee ñu mun a delluwaat ci nu mu waree fu ñuy jàngale directrice générale bi UNICEF nag di Harriet Ford jàpp na ne nag enseignants yi ñoom ci seen wàllu bopp ñoom la ñu war a gën a njëkk a ñàkk bu ñu paree ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu kër docteur ak it ñi nga xamante ne fi mu ne nii ñoom ñoo gën a jege ngir rek daal di loru ci mbas mi loolee nag ci kàdduy UNICEF jàpp na ne nag loolee bu ko defee jàngalekat yi dinañ mucc ci virus bi la te dina tax itam ñu daal di wéyal seen liggéey te loole du jar ñu daal di tëj li leen di l'école yi. ci njàng beeg njàngale bi la ñuy des niki tey ci suba foofee ca Njaareem ay gune ñoom ñoo fa daal di booloo ci kuréel gu ñu duppee mon extrait de naissance maanaam seen kayitu juddu loolee nag daal di nan dakkal lépp lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi ndaxte bëri na ci ñooñ ña nga xamante ne ci ñoom amuñu lile ay kayitu juddu te boo mooy duñu def examen baccalauréat yi ñu dëgmal daal dinañ xappati ñaari fan ya nga xamante ne nag njàng du am foofee fa Njaareem Baye Modou Dieng moo nekk njiitalu collectif boobee ñu teewlu ko ci micro Adama Ndione. am na ci ñun ñoo xamante ne étudiant lañ am ci ñoo xam ne dañoo war a def bac te naru ñoo def bac ku jàng ba ngay def 6e primaire ba ni ngay demee war a def terminal te amoo këyit bu baax loolu état civil moo doon faute bi état civil moo doon ki nga xamante ni moo naroon a sacrifier l'avenir de ces jeunes. parce que nag bu fekkente ne da ngay jàng war a def bac te amoo këyit doo def bac te office du bac mi nga xamante ni moom moo war a dajale goxi faccantikoo yi nga xam ñoo war a def bac yëpp mu di war a dem foofu le 29 mu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi ñu nekk muy weeru janvier te lañ war a tëj seen i buntu te buñ tëjee seen i buntu ñun ñi nga xam ne amuñu extrait de naissance nous sommes foutus donc dootuñ mën a def baccalauréat kon dañuy mën a ne année blanche rek lañ def te nag képp ku fàttali ko année blanche ba amoon ci jamonoy Abdou Diouf xam ne année blanche lu bon la baaxul ci société looloo waral nag tey ñu ñëw pour mener combat bii te doonu suñ premier combat ndax mëne woon nañ fi combat ba ñu defoon benn CDD boobu moo wundu woon kayit wii le nag bi ñu ko defee daan ne le 4 janvier ku yóbbu say kayit da ngay perte école yëpp yóbbu seen i kayit ba léegi wuyuwuñ leen looloo waral suñ combat bi te doonuñ ko mëne ba mooy danañ génne élèves yi fii ak ñaari fan tey la le 19 ak le 20 bu fekkente ne ñoom ñi nga xam ñooy autorités yi war a dox ci loolu yéeyuñ ci yàbbi ñun danañ doxaat beneen bu mel nii te beneen ba cay topp ñaanu ma ko yàlla waaye du baax looloo waraloon nag ñu ne nañu def point de presse bii la voilà pour wax ak élèves yi wax ak autorités yi mu concerné parce que monsieur le procureur doon na ci jàpp mais na gën a jàpp continuer jàpp ci aussi may lancé waale appel boo xamante ni du élèves yi kese mais képp ku dëkk Diourbel la muy ñu wutal ñu centre secondaire pour li nga xam ne moo di état civil parce que état civil Diourbel ak ni mu toll te am benn état civil képp loolu ñaaw la suñu officier bi tay bu génnee kenn du signé booba mii di kat loolu ñaaw la bëgg nañ tamit ñu gaaw ci dox ci avant que leneen di gën a ñaaw. loolee di kàddu Baye Modou Dieng moo nekk président collectif bi ëmb gune yooye di duppee seen bopp mon extrait de naissance pour réussir kile di Adama Ndiaye moo taataan ay kàddoom fukki simili ak juróom-ñett moo tegu ci juróom-ñeenti waxtu ca Gër Gànn foofee ca Njaarim. Sud FM. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi ñu àddu ci beneen mbir niki talaata tey jile la ñu amaloon ñetteel bi yoon di ndaje bi nga xamante ne moo boole àdduna wërngal këpp lu jëm ci wàllub àq ak yelleefu doomu aadama yi te ñu koy àddu itam ci wàllub jàmm ci Afrique niki ren ji itam lañ fa daal di waxtaane bokk na ci nees la ñu def ba daal di aar àq ak yelleefu doomu aadama yooyee lu jëm ci wàllub responsabilité sociétale d'entreprise lépp daan nañ ko fa daal di waxtaane dañuy teewlu kile di Ibrahima Elwa Sarr moo nekk coordinateur bi ci micro Babacar Samb. dañu waxoon tey collectif de la paix dafa def conférence bi pour d'abord suñu étudiants yi xam lan mooy RSE parce que ñoom ñooy suba ñi nga xam ne ñooy diriger ci Afrique donc ci seen jàng dafa baaxoon tey ñu wan leen lan mooy responsabilité sociétale d'entreprise mais aussi ñu xoolaat
lan la ñu mën a def pour que suba képp ki nga xam ne dafa am société boo xam ne dafa ñëw installé wu ci Afrique ñu xool ci yan conditions lay installé wu en respectant li nga xam ne mooy les droits humains mais aussi RSE bi mu ñu mën ko appliquer. profiter ci occasion bi aussi di lancer appel ak état bi parce que su ñu waxee RSE aujourd'hui état Sénégal am na ci rôle boo xam ne war na ci jouer pour son application pour ñu mën ko appliquer ci sociétés yi nga xam ne ñoo ci def mais aussi ci formation yi parce que c'est extrêmement important que état bi mën ko pousser au cours de ANAQ mooy autorité de l'enseignement supérieur pour que ñu xool nu ñu mën a intégrer la notion de RSE ci formation ndongo yi. dañu seetlu de plus en plus entreprises yu bëri dañuy fàtte seen devoir yi ñu am ci seen ñi nga xam ne ñoom lay employé. moo tax aussi réunion bi conférence bi dina am recommandation bu baax bu ñuy def parce que respect des droits humains dafay jàll ni ngay yor ak ki ngay liggéeyal li nga koy jox ni nga koy fay ak considération bi nga xam ne moom lañ koy def moo taxoon tey dañu war a waxtaan pour xool comment ku fi def entreprise am lan la war a def pour considérer ki nga xam ne moom la utiliser parce que de plus en plus société bëri dañuy def ay contrats yoo xam ne du yoon dañuy exploiter di ci des fois sax dañuy dem ba bafouer droit nit ki ci liggéey yoo xam ne warul ay recommandations yu forte moom la ñu bëgg mooy premièrement ñu xool ni nga xam ne RSE bu nañ ko dugal ci njàngu étudiants yi beneen recommandation bi mooy ñu lancer appel état bi pour que de plus en plus RSE boobu doon obligation parce que de plus en plus sociétés yu bëri dañuy ñëw Afrique mais de plus en plus dañuy ñëw installé wu sans pour autant le plus souvent état bi ak société bi mën na xool obligation yi nga xam ne ñooñu dañ ko war a def muy recommandation de forte boo xam ne colloque bi dina ko def pour xool nu ñuy interpeller état bi société civile bi ak acteurs de développement locaux yi. mëneenam niki tey ci suba foofee ca Gandiaye nekk ca Kaolack benn nit moo ci ñàkk bakkanam juróom-ñaari la ci ay gaañu ci accident ba nga xamante ne jot na fa am Awa Thiaw. kenn ku ñàkk bakkanam juróom-ñaar ñu am ay gaañu-gaañu te ñett yi mettee lool loolu day moo tukkee ci accident bi am ci talaata ji ci suba ci booy dugg rek Gandiaye benn bis bu transport en commun jóge woon Ndakaaru day moom mbëkkante ak benn oto particulier boo xamee ne si mi ngi bàyyi ko woon wetu Kaolack lépp nag mi ngi tàmbalee ci benn bus boo xamee ne si immatriculation malienne la am paan daal di taxaw ci digg tali bi ki nga xam ne moom moo nekk dawalkat bi jëlul sax li nga xam ne moo nekk triangle de signalisation wala leneen teg ko ngir ñu xam ne kat danger mi ngi ci kanam chauffeur bus bi nga xam ne si moo bàyyi ko Ndakaaru te doon daw ay xel yoo xamee ne si yu rëy la day laata moo gis beneen bi nga xam ne si moom moo taxaw yeex na noonu nag la ko wëree daal di jàkkaarloo ak oto bi nga xamee ne si particulier la te boobu kat mënatu ko woon moytu choc bi nag metti na metti goo xamee ne si dawalkatu oto bu ndaw bi nekk ab infirmier d'état amul woon sens ngir bakkanam ràcc ci looloo tax nag mu daal di faatu ci saasi yeneen juróom-ñaari doomu aadama am nañ ay gaañu-gaañu ci li nga xam ne si moom moo nekk bus bi ñett yi nag metti le lool ñu yóbbu leen ci hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack ngir faj leen fa ci accident boobu am ci tali bi day réewande ak càgganteeg doomu aadama day moom lañ ci joxoñ Awa Thiaw doon jokkoog yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. ngeen fi wéy di fi taataan xibaar yi laataa ñu ko yëkkati jëm ci wàllu wax sa xalaat secrétaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres moom itam daal dina fësal njàkkareem nekk tey jii rawatina jàppante yu tar yu am foofee ca république centrafricaine loole moo ngi sàkku ci mboole sem ña nga xamante ne ñoom ñooy daal di xëccoo loole ñu daal di togg waxtaan xool ananes la ñu def ba daal di fexe andi fa jàmm rawatina ci doxalinu politique moom nag moo ngi xamle li ni mel ni ki tey jii ginnaaw bu mu ko jaarale ci communiqué jàpp ne nag faw ñu daal di bàyyi jàppante yi ak itam xeexoo yu tar yi nga xamante ne daal nañ ko fa nemmeeku kii ko xamle di Antonio Guterres moom nag moo ngi fàttali nag attaque yooyu lu jëm ci wàllu pour force maintien de l'ordre Nations Unies yi doon na la nga xamante ne mun nañ leen ko toppee lii la di crime de guerre ak it sàkku ci kilifa yu nekk ci république centrafricaine yi ñu ubbi ay enquête ci wàllub incident yi nga xamante ne jot na fa am ngir rek ña nga xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñoo jëf-jëf jooje ñu daal di leen yóbbu fa yoon fàttali leen ne nag ñaari casque bleu yu réewum Gabon ak bu Maroc ñu nekkoon service multidimension intégré bu Nations Unies du MINUSCA ñoom nag dañ leen faat niki talaata tey ji ci coalition patriote pour le changement bu Bangassou bu préfecture bu Mbomu ñoom ñoo ko daal di def
ginnaaw ay jàppante yu tar ak ndëgg sërëx gi ñu leen fa daal di defal. yi sant leen gërëm bu baax Alassane Thioune mi féete woon ci xarale gi ci kanam tuuti Sud Éducation moo ñuy wutu ci togg gi buñ ca noppee bu 22h jotee ki leen di Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci français lay doon ñu leen di ñaanal panaanub jàmm.